Front Multilutte doy na nag am ay ndam ci ndam yooyu mun nañ si lim les ex-contractuels de la Sénélec naam sax seen xeex jeexul mais xeex bi suñu ànd ak ñoom tax na ba jox nañ contrat à durée indéterminée CDI à fukk ak juróom ci ñoom fukk ak juróom doomu Sénégal yi nga xam ne amuñu woon xëy amuñu woon gont amuñu woon payoor ñu dàq leen injustement bu ñu xeexee ba loolu am war nañ ko sant yàlla kon ça veut dire que ànd booloo dafa am solo muy benn waa PCC yi dañ doon xeex seen 14 mois d'arriéré de salaire 14 mois fukk ak ñeenti weer kenn fayu leen yu teglantoo ñuy xeex di ànd ak ñoom ñu tëj ñu gazé ñu garder ñu à vue dóor ñu liif sànni ñu grenade lacrymogène ci mujjantal ba dañ leen tànkalee lakkal leen ne leen fii amul baal nañ leen ak yàlla di ngeen fay fukki weer ak ñeenti mujjantal bi fay nañ ko kon sant yàlla ñenn ci dëkk yi bootu ci union du monde rural nga xam ne ñoom ñooy yuuxu Sénégal yépp dégg naa ñu Sénégal yépp dégg nañ seen yuuxu naan Aquatech dégage Flexo dégage muy dëkk yi nga xam ne dañoo aakimoo seen forage béykat yi bañ suñu mbokk kaw gi bañ ne ñun ñu ngi doon saytuwin bu mucc ayib suñu forage nanguwuñu ñu déposséder ñu de suñuy forage di ko dénk ay privé particulièrement des privés étrangers yoo xam ne bénéfice la ñuy ut te bénéfice boobu ñun waa kaw ga ci lañ doon tabax jàkk ci lañ doon tabax juma ci lañ doon fayal suñu ay doom kër yi nga xam ne moom la ñuy fay bu ñu ñëwee Dakar ba Saint-Louis ci la ñuy tabaxee case wala poste de santé waaw ci la ñuy defaraat suñu almeer yi ak ñoom seen léegi ñoom xaalis boobu nag bi nga xam ne moo ñu doon permettre ñu def loolu ñun waa kaw ga ñoom xaalis boobu la ñu teg bët suñu xeex seen xeex ñoom ànd si ak union du monde rural ànd si ak ñun tax na ba bëri na ay dëkk yoo xam ne nanguwaat nañ seen forage nee nañ du ñu fay facture ndox du ñu fay Flexo du ñu fay Aquatech xeex bi nag mu ngi continuer ba léegi des na waaye dama bëgg a wane rek ne doy naa bi ànd bi ngir ñun ñëpp wax doy naa ngir ñun ñëpp tënku ci benn wax nooteel bi doy na mu ngi am ay acquis mu ngi am ay ndam yoo xam ne ñu ngi koy am ci yenn bataille yi dégg ngeen ci biir doy na am na ay collectif yoo xam ne ñoom li ñuy xeex mooy recrutement clientéliste mooy di joxe xëy ak gontu boo xam ne ci yaama neex la lalu ñi ñuy xeex mooy dañoo am seen diplôme ay at a ngi kenn recruté wu leen benn ñaar recrutement bu amee yaama neex la ci collectif yooyu ñu mën si ràññee collectif des animateurs culturels muy les sortants de l'école nationale des arts boo xam ne ñoom itam manifestation nañu sitting nañu xeex nañu waaw yenn saay sax ñu caalit waaw parce que xeex yenn saay day toll foo xam ne waaw yow Guy Marius Sagna yow Yoro yow Fatou yow Abdou yow El Hadj yow Moodu waaw yow Assane yow Astou da ngay caalit waaye ñu téye rek ne recrutement clientéliste dafa doy ñàkkum xëy bi chômage bi dafa doy moo tax itam ñu am mbégte annoncé leen tey ne leen ci fànn boobu ministère de la culture et de la communication je crois que noonu la non ministère de la culture et de la communication jox na animateur culturel yi combien 25 20 ñaar fukki contrat dëgg la nag ñun recrutement fonction publique dañuy xeex te incha allah xeex bi day continuer waaye bu dee ci xeex boobu ngir le recrutement dans la fonction publique
des animateurs culturels te Sénégal li mu am ci animateur culturel doyul dafa néew ci xeex boobu bu dee ministère de la culture et de la communication état du Sénégal jox na ñaar fukki contrat à ñaar fukki animateur culturel dañ koy sante yàlla sante ko collectif des animateurs culturels sante ko état du Sénégal président Macky Sall ministère de la culture gouvernement du Sénégal sante ko doy na kon mbokk yi tey nous avons le plaisir de vous annoncer que ci ndam yi ñu doon am na ndam bu bees bu ñu am muy des contrats à ñaar fukki animateurs culturels yoo xam ne en attendant xeex bi day continuer pour le recrutement dans la fonction publique en attendant loolu di am na ñaar fukki animateurs culturels yoo xam ne amuñu woon xëy amuñu woon gont amuñu woon payoor ils étaient dans la vulnérabilité léegi ñu commencé fayeeku weer kon mbokk yi c'est une excellente nouvelle ça xibaar bu am solo la ñu bëgg a gërëm féliciter gouvernement du Sénégal ministère de la culture et de la communication mbokk yi ñun waa doy na li ngeen ñu xamee mooy ku def lu ñaaw ñu wax la ko ku noot kenn ci Sénégal te muy xeex te mu ñëw ci ñun ñu ànd ak moom xeex bu dëgg jotee dinañ ko wax ba mu saf sàpp waaye tamit bu Serigne Abdoulaye Dia DG Sénico ñun ñu ànd ak ñi dëkk Daaru Salaam extension 2 ñu nar a toj seen kër Serigne Abdoulaye Dia yoon jox ko dëgg ne ko mun nga toj Serigne Abdoulaye Dia ginnaaw bu ñu xeexee bëre ba fii la ñu wax ne xeex bi bu continuer dañuy lancer une campagne de boycott des produits de Sénico ndaxte mënuñu nangu xawma 245 familles ñu dàq leen comme ça te dañoo tabax seen kër Serigne Abdoulaye Dia bu ñëwee ne waaw yéen ñépp am naa ndam ci kanamu yoon may naa leen fi ngeen dëkk d'accord dañ ko rafetlu ci kanamu sénégalais yépp ndaxte tamit lii mooy mbootaay bu sérieux lii mooy mbootaay bu am fulla ak fayda kon ñun xeexuñu pour xeex bëreewuñu pour bëre nous savons reconnaître les mérites de chacun ñuy gërëmaat Serigne Abdoulaye Dia di ko ñaanal yàlla mu dëgëral taxawaayam waaw yàlla xeeb dolli di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér Serigne Abdoulaye Dia noonu tamit la ñuy gërëmee di santé gouvernement du Sénégal État du Sénégal particulièrement ministre de la culture et de la communication ci 20 contrats ñaar fukki contrats yi nga xam ne da ko fas yéene jox ba affectation yi sax génn na déjà xëy na c'est une question de jour ñaar fukk ndaw yooyu sortant de l'école nationale des arts rejoindre seen poste monsieur Abdoulaye Diop ministre de la culture ñu ngi koy gërëm di ko sant moom et tous ses collaborateurs moom et tous les membres de son ministère yombul woon nag ndaxte def nañ ay sitting buntu ministère yombul woon nag ndaxte yekk nañ leen ñun waa doy na lu mel ni xeme ci conférence de presse ci Facebook ci réseaux sociaux yi waaye nañ jàpp ne loolu yépp pour defar la loolu yépp pour xeex émigration irrégulière la loolu yépp pour xeex ndaw yi nga xam ne ñu ngi dee ci géej gi mbaa désert du Sahara loolu yépp pour xeex ndóol loolu yépp pour xeex l'insécurité les agressions ak ñoom seen ndaxte ñàkkum xëy foofu la ñuy yóbbu waaw waaye itam loolu yépp ndaxte fas lu mu daw yenn saa yi naan ko aliya da si am solo mu gën a daw ñu ngi rafetlu taxawaayu ministère de la culture et de la communication mi nga xam ne balaay sax mu ñuy annoncer 20 contrats yi recevoir nañu ay yoon ki yoon toog nañu avec ses services moom Abdoulaye Diop ministre de la culture
toog na sax ak ñun bés bu nekk bu ñu amee problème wala lu ñu jaaxal saay bu ñu composé son numéro moom ministre Abdoulaye Diop day décrocher dans les secondes qui suivent donc ñu ngi koy gërëm di ko sant ci taxawaay bi dinañ continuer nag xeex bi jusqu'au recrutement définitif li tax mu am solo itam mooy c'est une manière également d'interpeller tous les autres ministères toutes les autres directions nationales tous les maires ne leen ñun lii la ñuy xaar ci ñoom pas ñuy pàccoo réew mi mais ñu koy pencoo li ñuy xaar ci ñoom mooy collectif yi nga xam ne bokk nañ ci doy naa collectif yi nga xam ne bokkuñu ci doy naa sénégalais yi nga xam ne am nañ ay naxar te soxla rek ku leen déglu ku leen may nopp waay na ngeen toog ak ñoom na ngeen dajeek ñoom recevoir leen déglu leen ndaxte ki leen nommé wala kuy seen patron moo xam ci état moo xam ci seen parti APR wala Benno Bokk Yaakaar ki leen nommé ak kii nga xam ne mooy seen patron suñu surga la ñun askanu Sénégal muy président de la République bu dee président Macky Sall suñu surga la ñun askanu Sénégal kon ministre bu mu nommé lan la ci ñun kon directeur boo xam ne mu ngi dépendre ci benn ministère mu dépendre ci benn ministre boobu dépendre ci suñu surga président de la République directeur boobu ndax war nañu gàntal ndaje ministre yooyu ndax war nañ bañ di recevoir suñu ay collectif maire boobu ndax war na bañ toog ak ñun donc ñu leen di ñaax ngeen roy ci Abdoulaye Diop ministre de la culture ngeen roy ci monsieur Abdoulaye Diop mi nga xam ne moo jiite ministère de la culture ndaxte nag ubbil nañu bunt bi toog nag ñun déglu nañu moom et ses collaborateurs ba pare def na effort teg na jéego lii mooy apaisement lii mooy décrispation lu ngeen def leneen du apaisement du décrispation bu ngeen buggee dal am ci réew mi da ngeen di dajeek sénégalais yi nga xam ne sonn nañu damm nañu tàyyi nañu da ngeen di toog ak ñoom ndaxte loolu moo tax ñu fal leen da ngeen di toog ak ñoom ndaxte loolu moo tax ñu nommé leen da ngeen di toog ak ñoom ndaxte loolu moo tax ñu leen di fay da ngeen di toog ak ñoom ndaxte li ñu leen di fay fi ngeen dëkk oto bi ngeen di dawal askan wi moo koy fay weer ak weer kon ñu ngi lancé un appel à tous les ministres moo xam ministre de l'éducation nationale moo xam ministre de l'urbanisme ñu ngi toj suñuy kër di sàcc suñu suuf di luubal suñu suuf ñu ngi interpeller tous les autres ministères moo xam ministère du travail licenciement yi bëri na arriéré de salaire yi bëri na ñu ngi leen di interpeller askan wi ngeen fi nekkal am déet bu ngeen xamulee ne askan wi ngeen fi nekkal ñun waa doy naa ñun ñii collectif bokk ci doy naa dinañ leen fàttali ne askan wi ngeen fi nekkal ndaxte nag arriéré de salaire ñu war ñu fay suñu payoor dinañu jaral lu nekk ngeen dàq ñu arbitrairement abusivement dinañu jaral lu nekk ngeen nangu suñu forage dinañu jaral ñu nekk ngeen bëgg a aakimoo suñu suuf dinañu jaral suñu bakkan waaw suñu suuf suñu bakkan la ñu wax suñu payoor suñu bakkan la ñu wax suñu forage suñu bakkan la ñu wax ngeen bëgg ñu xañ suñu place di ñu déguerpir suñu bakkan lañ ci teg ngeen war ñu recruter wu leen suñu bakkan lañ ci teg wala ngeen di def recrutement tappale politicien seen jarbaat politicien ngeen di jël suñu bakkan lañ ci teg ngeen war ñu jox suñu kër suñu bakkan lañ ci teg tey nag ginnaaw li ma wax nii li ñu fi indi mooy xamal leen ne suba samedi bu 13h jotee ñun ñëpp nañu daje place de l'Obélisque dañuy def rassemblement suivi de marche suba samedi juróom-ñetti fan ci weeru mai ñun waa doy na ñu ngi woo suñu ay membres ñu ngi woo collectif yi nga xam ne
bokkuñu doy naa te am naxar te bëgg ko jooy fenn te mënuñu ko jooy sénégalais yi nga xam ne xam nañ naxaru waa doy naa xam nañ naxaru sénégalais yi ñu ngi leen di invité suba samedi 1h 13h bu jotee ci place de l'Obélisque rassemblement suivi de marche la waaw dañuy taxaw ci place de l'Obélisque waaw wax lu ñuy wax ginnaaw loolu ñu dox bu fekkee koor gi méttiwul torop ñu dox ndaxte njóobeen yeeg njaayeen yeeg tukkuleer yeeg séeréer yi moom waaw xam naa ne suba moom dina xaw a doy waar bu ko doole ji mayee rek ñu jógee Obélisque dem RTS ndax loolu la ñu bind ci lettre d'information bi ñu déposé ci table préfet talaata bi passé maanaam mardi la ñu déposé ci table préfet benn lettre pour xamal ko ne samedi 8 mai de 13h à 16h dañuy def benn rassemblement suivi d'une marche ñun waa doy na donc mardi lañ ko déposé démb ci guddi en début de soirée la ñu police 4e maanaam police Médina ndaxte mooy couvrir zone boobu la ñu woo pour enquête de routine suñu ndaw Adama Diatta dem na commissariat pour def enquête de routine bi est-ce que dañ koy autoriser ou pas pour ñun il n'y a aucune raison pour que ñu interdire ko couvre-feu amatu fi état d'urgence amatu fi Obélisque RTS la du guddi bëccëg la 13h à 16h manifestation pacifique la nag waaw amul sànni xeer amul xëpp suuf amul saaga amul dara manifestation bi rek li ko waral mooy dañoo am suñu mbokk yiy liggéey société bu ñuy woowee Eiffage Marine mu ngi nekk port ay ouvrier lañu ñaari weer ñetti weer ngi ñu ngi xeex ñu ñëw jokkoo ak ñun ouvrier Eiffage Marine ndaxte Eiffage Marine li fa nekk du dëgg du yoon ouvrier yi bu ñuy signé foofu balaa ñoo commencé liggéey dañ leen waxoon ne 8 heures de travail par jour la ça fait combien 3 ans voilà 2 ans ñaari at ngi ñu ngi fay liggéey bés bu nekk 12 heures de temps la ñuy liggéey depuis 2019 ngeen jéggal ma depuis 2019 bés bu nekk fukki waxtu ak ñaar la ñuy liggéey te juróom-ñetti waxtu journée de travail la ñu xaatimoon mais garaawul de loolu du problème bi mooy depuis 2019 ñeenti waxtu yi tegu ci juróom-ñetti waxtu yi kenn mësu leen ko fay léegi nag waa Eiffage Marine français yooyu nekk ci bopp Eiffage Marine ñoom ñooñu moom wala waaw seen ginaar moo ñu nen ministre du travail am na Sénégal wala amul Sénégal président de la République nu mu mënee seetaan li juróom-ñetti waxtu la ñu signé par jour fukki waxtu ak ñaar la ñuy liggéey kenn mësu leen fay waxuma 4 heures de temps mais même 4 minutes d'heure supplémentaire waa Eiffage Marine loolu la ñuy xeex depuis ay mois ñu naan déet weer bii bu ñu leen fayee ci misaal 10 000 weer bii di ñëw ñu fay leen 11 000 weer bii di ñëw ñu fay leen 9 000 weer bii di ñëw ñu fay leen 8 000 maanaam salaire bi daal taxawul waaw xëy na français yi bu ñu kontaanee ñu ne fay nañu 7 000 ci misaal laa wax weer bii di ñëw ñu fay la 6 500 maanaam salaire bi taxawul liggéeykatu Eiffage Marine nag déedéet lii da ngeen ni déedéet du lii la ñu signalté salaire bi day taxaw et cetera ñuy xeex di xeex weeru koor nag liggéey Eiffage Marine dafa métti weeru koor ndaxte doo xam ni ngay wooree amul pause amul dara même pour dog sax jafe na même pour dog ñaari at yi ñu jàpp nag ne mais tubaab yooyu français yooyu waaw bu dee fullaluñu suñuy diine ñun fullal nañ suñu diine bu fekkee dañoo bëgg a liggéeyloo ñoo xam ne du ñu jullit wala du ñu leneen
nañu dem ci beneen réew moo tax ñuy interpellé waat ministre du travail ak président de la république tubaab yooyu ce sont des racistes ce sont des colonialistes ni ñuy toppatoowee seen xaj biir entreprise bi moo gën ni ñuy toppatoowee liggéeykat yi ku sëkkat ñu dàq la ñu nekk ci biir xeex boobu ñu may leen 4 semaines pour ñu régler affaire bi préfet jàpp si keneen ak keneen jàpp si ñu naan déet bu ñu nee suba la 1er mai. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.